salaamaaleykum chers internautes de carrefourinfo.com ñu am mbégte ak contentement bu baax a baax dalal leen seen émission doxantu tey nag doxantu ñu daal di ñëw déplacé wu ñëw fii ci Ndargu Ndaw seet si koo xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci Kaolack Ndangaan mu nekk une dame de fer macha allah ñu koy wax madame Diawara Ndeye Lobé Lam nekk aussi directrice d'exploitation bu Cœur de Ville nekkaat aussi ki nga xamante mooy troisième adjointe au maire de la ville de Kaolack ñu daal di koy dalal bu baax a baax seen émission doxantu ñu daal di koy bàyyi mu nuyoo ñu ay internautes waaye tamit nuyuwaale ñi nga xamante ne ñooy seetaan ci carrefourinfo.com dalal nañ la bu baax a baax Tata Lobé di la nuyu te lay bàyyi nga nuyu suñu ay internautes. Déjà ñoo ngi lay fay bu baax di la remercier ci ni ñu jaglelee tey sa émission bu màgg bi di remercier aussi say internautes bu baax. di wax ne maa ngi tudd Ndeye Lobé Lam juddoo Kaolack juddoo plus précisément à Dialeng quartier bu ñuy wax Dialeng ak sama yaay ak sama papa yëpp à l'âge de 7 ans sama papa may ma sama grande sœur bu ñuy wax Mbenda mu sëyi Abidjan yóbbaale ma def fa dem de sama papa jëliwaat ma ñëw fii si la yàlla defee ma am entrée en 6e ñu orienté ma Jim Momar Gueye et c'est la première promotion de Jim Momar Gueye ñu nekk fa boobu Gambetta bi amuñu woon classe dañ doon boobu la ñuy wax nomade ñu commencé di circuler ci école yi alors ci loolu bi ma amee fa ma def fa sama cycle moyen bi ma amee sama BFM si lañ ma orienté lycée Valdiodio Ndiaye bi ma demee lycée Valdiodio Ndiaye nag aussi def fa sama seconde première ba terminale ma am sama bac ñu orienté ma ci faculté des droits ma dem fa 1 an après ñu tombé ci année invalide bi alors fekk ma doon soog tout juste mariée nekkoon en état de grossesse alors ci la ñu ñibbi bi ñuy reprendre fekk ma am bébé donc aw ma woon ku ma téyel sama doom ma mujj arrêté bi ma arrêté nag dekk sama kër jëkkër si quartier bu ñuy wax abattoir Ndangaan si la waa jeunes yi nekkoon foofu ak moromam yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñoo gis ko ne ko dañu bëgg créer une association bu ñuy wax ARA association pour la rénovation des abattoirs mu bàyyi ma ci ma dugg ci ñu jox ma volet femme c'était en 1998 ça fait 22 ans ba léegi organisation bi non seulement mi ngi exister mais volet femme bi rek moom moo dox ba léegi yaakaar naa ni suñu demee ak témoignage yi. tey tamit nekk foo xam ne kenn la ci ñun daf ñu xamante ne moom benn changement amagul ci moom baax na yaru na dal na xam na ñi muy ànd te ñim boor mën nañ téeméeri nit ak ñaar téeméer ak fanweer la woon téeméer ak ñaar mu bool leen depuis mu bool ñu 99 dara ñaawul ndax arabe yi tontine bi ñu lal ñii am nañ ci ay armoire ñii am ci ay lal ñii am ci ay salon lu nekk nit ñi am nañ ko am ci ay projet di liggéey def ci lu nekk ba tontine bi di dox ni ñoom ci 420 000 te xoolal loterie léegi génn léegi fu ne yóbbu nañu ko ci àddina lu baax lu jëlee ci biir dëkk bi indi na ko ci arabe yi. nga xam ne moom ngeen ñëw fekk lañu si fii ànd ak madame la maire Ndeye Lobé Lam waaw comme ni ko suñu consoeur boobu waxee bu ñuy wax ci Ndeye Lobé duñ jeexal waaye liñ ci mën a wax ci gàttal mooy femme de développement la social surtout donc c'est quelqu'un boo xam ne ci jàppale rek lañ ko xam boole ak dëggal ak jubal te arabe yi ñu formé def ko présidente firndeel na ko donc lépp loo xam ne day dox ci wàllu ndimbal ci wàllu projet ci wàllu suqali dox ci loolu lay dox donc lépp loo xam ne daal gis na ko it mu war a dugg ci koñ bi jàppale jigéen ñi de surcroît jàppale kenn koo xam ne tu es dans le besoin su ko yëgee dina ci def kéemtulaay kàttan donc ñun ñii fi toog bootu ci kawam regretté wuñ dara ci li nga xam ne loolu lañ ko falee comme président. Lobé fépp koo xamante ne xalaat na ne war na fa mën a yóbbu jigéen ñi ARA kanam mu ngi koy xalaat
lépp lu mu dégg loo xamante ni si intérêt ARA la intérêt quartier bi sax laay wax balaa xalaat leneen ou bien balaa wax leneen muy xalaat boo xamante ni ñu jëmmal quartier bi kanam te loolu mu ne loo xamante vraiment ñun dañ ciy kontaan am ci mbégte trop ku sociable la sociable parce que loolu moo tax fi mu àgg nii tey loolu du nit ñi parce que am na ku doon wax ne topp leen ma jarul gàtt yéen yaay def li tax nit ñi gis luñ la toppee ñu topp donc ñun dañoo gis li tax ñu topp ci moom parce que daf ñu koo wan vraiment donc mu ne koo xamante ku yaatu la ku am le sens du partage lu mu am bokk na ko ak ñun bëggu ci dara moom mu ñàkk ñu am sax moo ko gën a te xam nga loolu bu ko nit xamee ci yow dalay nangoo topp su doon lu mu am téye ko pour boppam rek du gis kenn mais honnêtement lu mu am séddoo na ko même bu dee dërëm dañu koy jox toog ku crédible ndax aussi tamit nit ki booy ànd ni da ngay ànd koo xamante ni ku am crédibilité la ku am honnêteté la ndax aussi tamit yenn valeurs yoo xamante nit ki da nga koy ut si nit pour nga mën a roy ci moom la mais que su fekkee ne nekkutoon ci moom rek ñu gis donc ñun dañuy gis suñu bopp à travers moom rawatina man mii di wax ak yow kii sama sœur la sama mag la sama lépp la macha allah man damay roy ci moom donc man lépp lu ma xam ci développement lu ci ëpp ci moom laa ko xam ne donc ñun dañuy jéem a teg suñu tànk fi nga xamante fa lay teg ci tam te ñu ngi ciy gis njëriñ macha allah donc vraiment foofu ñu di ko ñaanal parce que nu ñuy wax lépp tey bu ñu doon wax ci moom fii la ñuy fanaan parce que ki ngeen di gis ni góor la gar vraiment góor la gar lépp ku dara bàyyi faan ara honnêtement mu ngi xalaat lépp lu jëmale ara kanam lépp mu nekk fe ñàkk fe ne xelam lépp a nga ci ara te comme ni ma ko wax depuis 97 ba léegi gis ngeen ñun ñi togg suñu calebasse te am na association yoo xam ne wóor na ma judd nañ depuis boobu te dee nañ mais moom elle tient à ce que ara existe elle tient à ce que jigéen ñi ara bi ñu développé wu ñu autonome di leen sant di kontaan si fi ngeen ñëw moo laaj si moom ñu leen gënaaw waaw ñun ñoo dëkk si koñ bi ak moom xamante ni moom mu bokk ak ñun lépp waaw muy référence comme ni ko ñëpp waxee buñ ne référence si li nga ndaxte une femme battante bonne référence te jàmbaar la ci même sa foyer yëpp dala siy conseiller defal lii def leen lii apporter leen lii sa jëkkër defal lii di ñu initier si lu bëri même bu dul arabe yi dafa am benn affinité ak ñun boo xam ne daf ko instauré ci groupe bi ba mën a tuta dëj loo xew leen Ndeye Lobé dina jóg amee woo ko kii ba du si jóg ñëw toog xool seet bokk ak yow lépp muy nakar muy bànneex fu association yëngatoo feneen UGPR bi association famille bu Kaolack yëpp dugal na fa ara fii cœur de ville bi dugal na fa ara lu yëngatu mu dugal fa ara lépp lu mun a génn rek waa ara jot seen wàll bon kooku ki bokkat yow lépp daal mooy yaay moom mooy yow waaw ñun loolu lañ ko xamee elle ne change pas pour nga gis ko nii ne Ndeye Lobé dafa change non non nit ñi am nañ fulla goo xam ne bés bu ko defoon benn ñaari yoon bu ngeen ñu ooyee fii taaj ñu ku nekk toog jàpp sa njàmbur mais du changé foo ko gisee xakkataay bi commencé boo koy toj ma dem nii ak nii mu commencé reetaan wax elle est comme elle est daal elle est comme ça daal. loolu mu nekk ay témoignages yoo xamante ne ñenn si ñi nga xam ne ñoo nekk ci association muy association arabe bi nga xamante ne yéen a ngi dégg li nga xam ne wax nañ ko si mu mel ni que moom it képp ku muy àndal rek comme ni ko ndeysaan monsieur le maire am di defee rek moom la koy defee muy ànd ndaw la moom lay ànd ak li ngeen ci war a gis di ngeen ko ci gis ci bi ñu jógee foofu ñu am ay partenaires yoo xamante ne yu mel ni ASDES RADI ak APROFES ñoom ñëpp bokk ci ñi nga xam ne ñoo dooleel association ba identifier ñu ca extirper ñu ci organisation bi vraiment def ci ñun xam-xam def ci ñun taxawaay soog ñoo balancer ci kii bi si la ñu demee en 2014 avec la coalition Kaolack rek Afia bi mu ñëwee ba mettre ko en place mu seet si ñu ci loolu ci la ñu waxtaanee ba juboo ma di ko remercier au passage parce que moom moo tax man ma def politique mu def ma tête de liste proportionnelle am ñu génn ci ak deuxième ak 6 conseillers vraiment ñu am fa taxawaay bañ ci war a am yëpp mais ci loolu tam si la duggee cœur de ville fekk cœur de ville di soog a jógee ñu dénk ma volet assainissement ak environnement ci loolu ci la 6 mois après ñu jëlee ma fa yóbbu ma service recouvrement foofu vraiment yàlla def ñu liggéey fa liggéey bu am solo alors en 2020
ñu yëkkati li nga xam ne mooy exploitation cœur de ville daal di ma ko jox ma di ko assuré depuis boobu ba léegi. macha allah mu mel ni def na présentation bu am solo wax na kan mooy Ndeye Lobé Lam jiite na aussi ay mouvement yu bëri association yu bëri macha allah xam nañ ne Ndeye Lobé Lam actrice de développement la mais ñu jékki-jékki gis la nga lancé wu ci mouvement politique yi lan moo waraloon nga daal di dugg ci politique bi. bon li taxoon ma dugg ci politique. dama mës a gëm ne entre la politique et le développement y a qu'un seul pas. benn la mënuloo def développement. te doo def politique. mënoo def politique aussi te doo def développement su fekkee bëgg nga amal. njëriñ sa askan. pourquoi ndax boo dee def développement nga ni moom rek ngay def. loi yi nga xamante ni ñoo lay permettre nga mën li ngay def sur le terrain. mu mën a aboutir loolu ay loi la moo koy def. te loolu il boo politiqueul bokkuloo te it dama mës a gëm ne la politique soit tu l'as fait ou tu l'as subi. soo ko deful wolof yi damay dégg le plus souvent ñenn ñi di wax naan yattu dof la. soo ko utiliser wul keneen na koy utiliser dóor la ci. te loolu c'est la triste réalité. loo xamante ni boo ne duma ko def ñeneen dinañ ko def ñoo xam ne xëy na ëpp ñu la kàttan ëpp ñu na man-man ëpp ñu na xam-xam. def ko di ko utiliser non seulement mën la caa xeexe mais mën caa jël ay décisions yoo xamante ni dalay tënk ba bu ëllëgee doo ci mën kii parce que ñoom ñoo yor fi ñuy dogalee ak yëpp. donc nit lu mu gàtt ne du ma def politique. je crois que bu ñu yegsee ci sa gox war nga saa mën a sóobu ba bu ëllëgee que nga bokk ca ak nga ñàkk bokk. mais jéem daal dafa war kenn ku nekk. si biir loolu présentation bi may wax en 2014 aussi. si laa jógee dem cœur de ville comme ni ñu ko xamee fekk cœur de ville di sooga ubbi. ci weer yu njëkk yi ñu bokk ci équipe yi nga xam ne. ñoo ci dugg yore li ñuy wax service nettoiement et environnement. biñ ko yoree au bout de 6 mois ñu muté ma yóbbu ma ci service recouvrement. et yaakaar naa service recouvrement foofu. fa laa leen ëppali njëriñ ak promotion bi nga xamante ni mooy cœur de ville nga xam ne participé naa ci lu bare ba en 2020 monsieur le maire Serigne Mboup def ma directrice de l'exploitation du cœur de ville. macha allah mu mel ni que tënk nga lépp wax na bu baax a baax li nga xamante ne jaar na ko ci ay développement politique bi li tax mu dugg ci lépp wax na ko léegi Tata Lobé ñu ñëw nag ci li nga xamante ne mooy mairie bi li nga xamante ne mooy poste bi nga xam ne moom nga fa yor foofu noonu ci mairie bi ak ci liggéey bi ni muy demee foofu noonu. waaw. bi ñu defee élection ba génn ca yàlla def ak rafetaay bi ñu fale yëpp président Serigne dafa bëggoon aussi ñi nga xam ni ñoo ko gën jege te mu am ci ñoom confiance lool mu fexe ba dénk leen ay postes de responsabilité donc ñu yàlla def ñu am chance bokk ci ñooñu mu jël volet social bi nga xam na ne bokk na ci li gën a am doole ci maire yi mu dénk ñu ko ñu ciy góorgóorlu nag ak moom itam duñ ci jàppale ndax ci volet social ku ne xam na ne demande bi bare na lool macha allah ndax fii nga xamante ni fa lañ dëkkee peut-être doole yi yemut te néew doole surtout ci wàllu faju am nañ problème boobu alors mu xam loolu moom itam monsieur le maire vraiment ñu ciy góorgóorlu bu baax ànd ceeg moom macha allah mbaa xam ngeen li leen di xaar ci Kaolack parce que gis nañ ne Kaolack va mal problème assainissement bi gis nañ ne dafa metti loolu doxul Kaolack aussi mbedd yi tamit tali yi baaxul mbedd yi lëndëm nañ est-ce que xam nañ bu baax a baax li nga xamante ne moo leen di xaar aussi ci Kaolack parce que Kaolack daal doxut yaa mal. ça fait mal waaw dëgg la Khady ndax ñun ba ñuy jël Kaolack. tey bokk na ci li nga xam ne moo ñu ci gën a dugal sax. ndax monsieur le maire. yaakaar naa ni kenn du naatable li nga xamante ni ne dafa ñëw Kaolack pour fexe nu moom itam jàppale ci yëf yi ba Kaolack taxaw ndax fu mës a tukki ci àddina bi lañ ko daan wax mooy Kaolack dafa salte
Kaolack dafa mel nii Kaolack dafa dellu ginnaaw constat boobu ñun ñëpp képp kuy doomu Kaolack yaakaar naa ni def nga ko gis nga ko ba tax nga bëgg ci def sa kéemtalaay kàttan ba li nga xamante ni moom ngay xaar ci Kaolack nga am ko ci ci biir loolu ba ñu yéegeek léegi ku ne xam na ne mois de février lañ ñu installé 7-8 mois voilà 7 mois ci 7 mois balaa 7 mois ku ne xam na institution bu bees suñ la ko joxee bala ngay retrouver say marque lu mu néew di nga ci def 3 à 4 mois soo retrouver say marque waaye moom ci njaxlafam ak dynamisme am bañ ko njëkkee teg li mu njëkk a def mooy fexe moom ak ay moyens boppam commencé cee dem te loolu yaakaar naa ni moo ñu indil résultat bi nga xamante ni ñoo ngi ci des attaqué premier point bi nga xam ne moo nekkoon suñ thème de campagne mooy les 3S setal suqali ak sàmm ñu jublu ci setal bi dindi li nga xamante ni moom la ñëpp doon jooy mooy marché central Kaolack ànd kaak ay opérateur économique yoo xamante ni ci domaine boobu moom ci foofu la jóge mais également ànd ceeg population bi ñu jàpp ci nañ ca war a jàppee ba def ca lañ ca war a def ci curage bi aussi ñu def ci liggéey bu am solo may féliciter au passage sama naataango boobu di Madjiguène Diouf ku ne xam ne amul samedi amul dimanche tout le temps elle est sur le terrain te mënoon na wax ne moom adjointe au maire la rek peut-être loolu yëpp mënoon na ko ci ban fekk waaye bi nga xamante ni am na ko ci loolu ba yaakaar naa gis na Kaolackois yi curage bu ñu def diggante ñetti weer yi ba Kaolack dee Kaolack ba tey mësul am fekk nañ fi aussi yeneen programme yoo xamante ni muy la fermeture des canaux à ciel ouvert te ku ne xam na ni boo doxantoo ci dëkk bi ñoo ngi ci de plein pied am na partie yoo xamante ni déjà couvrir nañ ko am na partie yoo xam ne mi ngi des et ñu ngi ci jublu barki démb rek ku ne dégg na programme bi nga xam ne am nañ ko muy saupoudrer la ville de Kaolack fexe ba tàqali léppoo ak yoo ak weñ yi ci wàllu nawet bi je crois que soo doon def tey bilan bañ fi toogee léegi yaakaar naa lu bare def nañ ko te xaaraguñu woon sax familiarisé wu ak budget wala xaaragum ñuy décaisser loolu mais maire dafa jël très tôt les devants fépp foo xam ni ay moyens ak ay jumtukaay war na ca moom déjà daf ci jiitu. mbaa maire bàyyi na xel mu tenir en compte bu baax a baax ci li nga xam ne mooy dëkk bi lëndëm na trop. dëkk bi bala ngaa xam ne lëndëm na guddi nga génn war a dem fenn wala nga nekk ci route nationale bi est-ce que bàyyi na xel bu baax a baax ci éclairage public bi surtout. bien sûr. damay wax ne semaine bi passée rek y a à peu près une semaine de cela. am na convention bu ñu signé ak waa Sénélec mais toujours est-il que ci biir national bi am na ci yoo xamante ni ay lampadaires la yoo xamante ni équipe yi fi passé ñoom ñoo ko installé woon mais loolu yëpp recensé nañ ko avec l'appui de la Sénélec ak équipe yi nga xam ne ñoo nekk dans la municipalité recensé nañ ko ba am na ci yoo xamante ni tàmbali na liggéey bi tàmbali na pour ñu réparer yi nga xam ni mën nañ ko réparer yi nga xam ne dafa laaj jënd ay batterie wut ñi ngi ci ko def nañ commande bi te yaakaar naa c'est pour bientôt loolu yëpp pour vous dire que loolu la comprendre xam na nawet ak ay jafe-jafeem dolli ci ak liñ fi fekkoon moo tax mu mettre en place li ñuy wax le programme jàppal ma jàpp fexe ko ak quartier yi ak population yi pour que mu am une adhésion populaire waaw noonu la def mu non seulement ñun ba ñuy yéeg dañu découpé woon Kaolack en 5 zones alors moom bi mu gagné daf ne nañ ko découper en 10 zones pour être beaucoup plus proche de la population ndax bëggul moom ci gis-gisam ñun mu am ñu sore ak population bi c'est-à-dire la mairie d'une part la population de l'autre part léegi li mu bëgg moom mooy fexe ba population bi ak mairie bi lépp lu ñuy def ñu ànd kaax ñoom defandoo ko ñoom ñu approprié wu li nga xam ne mooy projet mairie bi pour que mu mën a am
jeexital bu baax ci population. D'accord merci beaucoup chers internautes ñu leen di fàttali yéen a ngi seen émission doxantu ñu dalaloon ki nga xamante ne mooy Ndeye Lobé Lam madame Diawara nekk ki nga xamante mooy 3e adjointe au maire de la ville de Kaolack mun ngeen ñu suivre aussi ci li nga xamante ne mooy Carrefour Info waaye aussi fële ci Kaolack 221 voilà ñu ñëw si bu baax a baax madame Ndeye Lobé Lam madame Diawara ñu gis ne ñu ngi génn ci li nga xamante ne mooy ay élection lan mooy jàngat bi nga xam ne am nga ko ci élection yii au niveau local même au niveau national aussi. bon jàngat bi ma ciy def moom yaakaar naa ni constat bu Sénégalais yëpp def la. ñun déjà candidat lañu woon. ñu dem bi ñu demee déposer suñu dossier ñu invalider ñu. te li nit ñi mënuñu woon comprendre mooy mënuñu génn ci élection locale avec 65% à peu près. yoo xamante ni moom nañu élire ñu ñëw di déposer ñuy naan dañu am problème parrainage. loolu moom lu reelu la woon. tax na bu ñu ñëwee Kaolack aussi gis nañ résultat bi nga xam ne commune bi wane na ko. le commune bi li mu wane mooy ñoom ànduñu ak d'accorduñu ci li nga xamante ni moom la ñu invalider la liste ànd nawle ànd liggéey. te yaakaar naa ni loolu feeñ na ci bien que monsieur le maire affiché wu na peut-être ak la tête de liste Benno Bokk Yaakaar ak yooyu yëpp xëy na il n'a pas donné de consigne. mais daal vraiment wane na aussi ne à Kaolack nit ñi kontaanuñ ci le fait que ñu invalider la liste de ànd nawle ànd liggéey. mais ñu sur le ngi plan wax national nag. ñu ngi wax naan monsieur le maire dafa fekk ki nga xamante ne mooy monsieur le président. ñu ngi naan dafa transhumé dem fee APR. Kaolack moom ay spéculation donc si la ñuy nekk. La mairie est une institution boo xamante ni état mënuloo ñàkk bañ a liggéey ak état. parce que démembrement de l'état la maire bu fi toog. ak loo doon opposant di nga mën a étant donné que moom opérateur économique la Serigne Mboup ku ko xam ku ne depuis muy Serigne Mboup ba léegi. jaar-jaaram ci Abdou Diouf ci Ablaye Wade ci Macky Sall. mënuloo wax ne dafa contre kii dafa ànd ak kii. mais c'est une personne boo xamante ni képp koo xamante ni état la bu fi nekkee daf koy respecté jox ko cëram jox ko la nga xamante ni moom moo ko moom. amaa nag lu mu seq ak président de la République loolu ñun. duñ ci dugg mais xam nañ ne la mairie est un démembrement de l'état. donc mënoo ko yor. ña da nga ko gérer ni nga ko bëgg a gérer. te yaakaar naa doon jëflante état loolu moom yaakaar naa wax ju yàqu la. donc ñiy wër di wax c'est des spéculateurs. te ñun duñu dugg ci ay wax yoo xamante ni c'est des politiciennes vraiment intéressé wu. d'accord macha allah ñuy am mbégte bu baax a baax nag nekk ak ki nga xamante ne mooy madame Diawara ba tey mu nekk suñu invité tey seen émission doxantu tey jii président Serigne Mboup di monsieur le maire boo amoon leen loo koy conseiller ci politique bi lan lay doon. dara jublu rek ci li nga xamante ni moom lañ ko xamee. parce que li ko ñëpp xamee boo ne Serigne Mboup ñu ne liggéeykat la. donc loolu nga xam ne moom lañ ko mandargaal ba ñëpp xam ko te yaakaar naa ni mi ngi ci yoon bi loolu rek lay jëfee amaa nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ yi di wax ak a saaga ak a xastante ak a xool defetam yaakaar naa duñ ko mës a gis ndax ku xam président Serigne. xam ko ci fulla xam ko ci fayda xam ko ci liggéey. xam ne itam lii nga xam ni moom lay def du ci apprenti. ndax yàgg na gérer li nga xamante ni ay institutions yu mel ni chambre de commerce ku ne xam na fa mu ko jëlee ak fa mu toll tey ñun itam yaakaar boobu la Kaolack am ci moom ba xam ne fii mu jëlee li nga xamante ni mooy commune de Kaolack dana ko yóbbu feneen fu gën a kawe loolu te am nañ ci yaakaar bi ndax daanaka signaux yëpp ñi ngi commencé génn te projet yaa ngi tegee te yaakaar naa ne fii ak lundi mardi lu bëri di ngeen gis mu démarrer. d'accord macha allah merci beaucoup bala ñoo ñëw nag ci suñu dernière question dañuy ñëw laajte la quelques questions yoo xam ne en dehors du politique lay doon madame Diawara tey jii mën nañoo wax lan mooy li nga xamante ne mooy plat préféré am. man nag dama am chance xaw ma chance la xaw ma malchance. tombeex yaay ju mën a yar koo xamante ni. soo bañee dara amaana jour boobu doo añ wala doo lekk. moo tax man bañuma dara lépp lu ma nit tegal en tout cas na neex rek. bëgg naa daal lu neex. bëgg nga lu neex mais plat yëpp am na si yoo xamante ne bii moom tey bu ñu ko toggee rek. di nga ne bii moom dama si añ bu baax a baax wala foog ma xiifal. waaw
gëm naa ni daal man na neex rek. d'accord man daal luñ ma tegal lu neex lu nekk. macha allah mën naa ko lekk. voilà sa couleur préférée lan la ci loolu la ñu yaree ba tax na amuñu préférence ci plat. d'accord léegi madame Diawara tey ban couleur préférée pour koo xam ne dalaa bëgg tey jii bëgg la bettee benn surprise xam ne lii daal couleur am la moom laa koy jënd. waaw marron nag bëgg naa ko trop. marron. d'accord marron moom bokk na ci couleur yi ma gën a bëgg. ah madame Diawara dinay mer. dinay mer. ji xadi waaw loolu nag waroon nga ko mën laaj ñi nga xamante ni ñoo ma gën a jege en tout cas bu ma meree bu ma kenn laal. maîtrise boobu nit ñi am sax bu ñu meree ba kenn du ko xam. xëy na aw ma boobu maîtrise. mu meree rek day feeñ. d'accord tey jii lan moo la gën a neex. ak lan moo la gën a naqari. sa vie lépp vie. sama vie mooy peut-être li ma gën a neex mooy nit ku fidèle. nit koo xam ne ku am ngor. nit koo xam ni am na lu muy jombale boppam. loolu mooy qualité yi ma gën a sopp ci nit. nit ku dëggu aussi. nit koo xam ni loo wax rek parce que tout le temps dañ ma koy reprocher ne dama gaaw a wóolu nit. parce que tout le temps su ma àndeex nit li muy njëkk a def mooy wóolu la. ba keroog may gis li nga xamante ni moom ngay def walla luy tax ba loolu dañ ci ma. ku gaaw wóolu nit la mais aussi ku mën a seetlu nit la aussi. c'est bien macha allah voilà lii nag bala may tëj moom foog ma laaj la ko gis nañ ne femme nga yaa ngi nekk yaay nekk jabar aussi yore ay njaboot waaye boole kook liggéey bi nga xamante ne moom nga nekk di ko def moo tax ñu naan la une dame de fer une femme courageuse macha allah est-ce que yomb na nga boole lépp li nga xamante ne yaa ngi ko yore di ko def nga boole ko ak li nga xam ne mooy kër gi. sëy bi ménage beeg yooyu. waaw yombul nag parce que li ñuy wax rek les femmes africaines sont des femmes très braves. ndax nga bëgg allier kër ga bëgg liggéey beex yooyu yëpp. mais lu nekk ak heure am lu nekk ak temps am. donc peut-être ma am chance sama jëkkër nekk fi tout le temps. mais heure bu fi nekkee ku ne xam ne ne du ma am jot lu dul. même su ma amee réunion aussi dinaa xam ban heure laay dugg si kër gi ak ban heure. laa kii pour jox ko li nga xamante ni moom la moom. sama liggéey aussi suñ la wóoloo ba teg la place que ngay jigéen ak góor a ci yam il faut nga mériter ko. mériter ko mooy jox liggéey ba ak xam. njaboot gi aussi doom yi tant que ñi nga xam ne sama yaay lii muy def deful lu araam deful lu bon. mi ngi ko teg ci li fi mu ko war a teg. je pense que lu leen neex lay doon. te dañ la ci encourager sax à la limite. parce que des fois suñu ma kii maman tey demoo liggéeyi lan la lu xew nangam ak nangam. da ngay échanger ak ñoom wax leen parce que awma dara lu muy nëbb sama doom yi. ñoom la àddina daal su ma yeboo ne samay doom ñooy sama àdduna daal. je veux dire. d'accord macha allah merci beaucoup dégg ngeen li nga xamante ne leeral na ko moom madame Diawara di Ndeye Lobé Lam ñu kontaan bu baax a baax ci moom nag ci dalal bi nga xamante ne dalal nañu ko ubbeeku bi nga xam ne ouverture boobu may nañu ko ba ñu mën a ñëw fii nii daal di fii tourner li nga xam ne mooy seen émission doxantu ak seen site bu bees bii di carrefourinfo.com ànd seeg li nga xamante ne mooy Kaolack 221 ñu daal lay bàyyi nga wax sa dernier moo tàggatoo waale. waaw di la gërëm surtout Khadija vraiment di la encourager bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi ngay def ci TVS ak site bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey. ànd ci fulla ak fayda parce que ñun bu ñu gisee jigéen buy góorgóorlu. daf nuy neex parce que dara ñoruñu lu dul la promotion de la femme. ba tax na am na yeneen i kuréel en dehors de kii sax yoo xam ne. teg nañ ko pour la promotion de la femme et des jeunes filles. loolu yëpp pour booster au moins ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ba seen taxawaay mën a rafet te loolu bokk nga ci vraiment ñoo ngi lay gërëm di la sant sinon di remercier bu baax Carrefour Info ci journée bi wala émission bi ñu ma jagleel di leen ci remercier bu baax di leen wax ne dañ leen di ñaanal rek ñoom it ñu dem ba mel ni comme site yu mag yi ñuy tudd yëpp. Amiin yaa rabbi. D'accord, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager l'émission avec madame Diawara mu nekk Ndeye Lobé Lam ñu doon ko dalal seen émission doxantu di kontaan bu baax a baax waaye di remercier bu baax a baax bay di sama caméraman bi nga xamante ne macha allah sonul benn yoon chaque fois ñu ànd daal dem tourner ji suñuy émission mu ànd see cawarte maa ngi lay jaajëfal bay di la ñaanal jàmm di remercier bu baax a baax tonton Ablaye Gueye mi nga xamante ne mu ngi jàppoon moom tamit ci li nga xamante ne
mooy préparation bi yëpp di remercier toute l'équipe de carrefourinfo.com waaye di jaajëfal bu baax a baax suñu ay internautes di leen ñaan nag ngeen bu leen fàttee abonné partager ak li nga xamante ne mooy ngeen aimé ko di leen jaajëfal bu baax a baax di remercier tout le monde di leen jox dig daje à très bientôt si beneen émission doxantu ak beneen daanaan boo xamante ne moom la ñuy seeti merci beaucoup bonne suite des programmes sur Carrefour Info